gërëm leen ci ànd beeg télévision Futurs Médias benn waxtu jot na xibaaru digg bëccëg yi bokk na ci ponk yi gën a fës génnub àdduna imam Alioune Badara Ndao ci Fann fii ci Ndakaaru moom nag yaram bi dafa sutante woon ci ab diir ca Kaolack ba mu fekk baax rawatina ca quartier Ndorong extension foofee nit ñi ci ab njàqare la ñu nekk kenn ku ko jege loolu di wax ni moom imam Alioune Badara Ndao nitu yàlla la woon bu jàngal ay nit ñu bëri. leneen ci xibaar yi muy taw yu bëree bëri yi daanu ci réew mi fan yi li ak loraange yi ñuy jural askan wi fële ca Joal lu ëpp téeméer ci ay kër ndox mi moom moo fa fees dell ngir fexe ba gàntal yenn ci ay jàngoro yi bàyyeekoo ci ndox yu bon yooyu les services d'hygiène demoon na fa ngir désinfecter kër yooyu nekk ci ay jafe-jafe. waajtaayu màggal bu Touba fukki fan ak juróom ci weeru septembre fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar ministère bi ñu dénk jënd ak njaay moom mi ngi dalal xel yi ci pomme de terre bi ne dina doy sëkk ci marché bi ñoom ministère ba nee nañu am na 4 junni ci ay tonnes yu nekk ca port bi ñu nar a sotti ci marché bi am yeneen it 4 junni yu ñu nar a denc ngir bu ay jafe-jafe amee. ci wàllum tàggat yaram trophée bu coupe du monde bi egsi na ci Ndakaaru tey jëlee ci suba mu ànd ak ambassadeur bu FIFA di David Trezeguet coupe bi dinañ ko teg ca musée des civilisations ëllëg ngir ñu mën koo gis loolee lépp tënk la ne suuti ñu yaatal ko. ginnaaw bañ leen ziyaare ba noppi xibaar yi dañ koy door ak génnub àdduna imam Alioune Badara Ndao tey jile ci suba la ci hôpital Fann fii ci Ndakaaru ndax moom dafa tëddoon fan yi yëpp fële ca quartier Ndorong extension ba ca Kaolack foofu njaboot gi ak am di jàmm yeeg xarit yi ci njàqare ak tiis bu metti la ñu nekkee ginnaaw ba ñu yëgee lu ni mel kenn ci xaritam yi moom ne imam Alioune Badara Ndao ab nitu yàlla la woon ku baax ku yaatu ku amoon xam-xam ku xeex kon injustice ci réew mi waaye itam doon tàggat ay xale yu bëri ñu déglu kenn ci ñoom di xaritam Mouhamed Lo lay wuyoo ci micro Fally Gueye. waaw gannaaw bu ñu sant yàlla julli ci yonent bi jaale ko moom jaale ko xeet wi di wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un inna lillahi wa inna ilayhi raji'un lillahi ma a'ta wa lahu ma akhadha wa kullu shay'in 'inda bi ajalin musamma fal nasbir wal nahtasib ñu ngi wax baat yooyu ngir jaale ko mbokk mi nga xam ne moo génn àdduna oustaz nag yaakaar naa pour wax ci moom lu yomb la parce que nit la koo xam ne yaakaar naa sax jaratul ñu koy présenté parce que àdduna yëpp xam nañ ko du ma wax Sénégal mais dama naan àdduna xam nañ ko te liñ ko xamee rek du dara lu dul mission bu noble bi nga xam ne moom la yoroon te mooy defar doomu aadama jàngal nit ñi yar leen jox leen jikko bu rafet nekk nit koo xam ne jàmm rek moo ko yitteel moom lay dox guddi moom la doon dox bëccëg képp ku mu xamit ci loolu la xam képp ku muy liggéey ci loolu lay liggéey ak yow loolu moo tax ma wax ne kenn ku nekk ci xeet wi man nga ko jaale sa bopp parce que moom xeet wi yëpp la fi nekk loon te ñëpp gis nañ seen bopp ci moom ngeen mbaax gi nekkoon ci moom dëggu gi nekkoon ci moom dëgg-dëgg daal mën nañu wax ne su fekkonte ne mbaax dana romb mbaax danañ wax ne Oustaz Alioune Ndao romb na baax waaye baax moom baax rek la mën a doon loolu moo tax ñu ngi koy jaale suñu bopp di ko jaale famille bi mais di ko jaale umma islamique yëpp ñu ngi leen koy jaale te xam ne ñàkk nañ koo xam ne wax dëgg yàlla ku amoon solo la ku amoon taxawaay la am ko ci diine ji am ko ci mbokk gi am ko ci réew mi waaw ndax mën naa wax sax ne am ko ci àdduna bi kon ku mel noonu wax dëgg yàlla ku ko ñàkk dana mu doon Mouhamed Lo di jege ñaale imam Alioune Badara Ndao imam Alioune Badara Ndao nag ñu bëri ci sénégalais yi ñu ngi ko miin ci jamono jooju ñu ko doon tudd ci mbirum terrorisme doon ko ci tuumaal ba teg ko loxo sax am ci ab procès ginnaaw si ñu bàyyi ko fan yi ak ni mu kon yaram bi ni mu sutante am na ñu bëri ci internautes yi dañ doon lancé benn cagnotte maanaam dajale ab koppar ngir fexe ba mu mën cee faju waaye gis ngeen ko kon sunu borom mujj na jël bakkenam tey jile jaar imam Alioune Badara Ndao ak nataalam dañ ci ànd ak Ibrahima Kane. donte askan bi tàmbali woon na di dajale ay koppar ngir mër ko may mu faju wante suñu borom leneen la mujj dogal moom imam Alioune Ndao
génn na àdduna ci guddi juróomi fan jàpp juróom benn fan ci weeru septembre. moom Imam Aliou Ndao génn na àdduna ci guddi juróomi fan jàpp juróom benn fan ci weeru septembre ci hôpital Fann nga xam ne foofu lañ ko hospitalisé woon. mu nekk kilifa diine gu mag ñu xàmmee woon ko lool ci ay xutbaam naka noonu itam di def kéem kattan ngir ñu instauré charia fii ci réew mi. moom Imam Aliou Ndao sénégalais yi ñu ngi ko gën a xam rawatina àdduna wërngal këpp bi mu amee ay jafe-jafe ci wàllu yoon. ñu njortoon ne dafa bokk ci ab réseau boo xamante ne am na lu mu seq ak Boko Haram doon waajal ay cong fii ci réew mi. Imam Aliou Ndao ñu arrêté ko ci guddi ñaar fukki fan ak juróom benn jàpp ñaar fukki fan ak juróom ñaar ci weeru octobre atum 2015 ca Kaolack nga xam ne fa la sampoon këram naka noonu itam daaram ba mu doon jàngalee alxuraan. ñu yóbbu ko ci wàllu yoon ci ab opération antiterroriste boo xamante ne bëri na ci ñoo xam ne dañoo njortoon ne ay jihadiste lañ ñu teg leen loxo ñoom itam ci diggante octobre ak novembre 2015 ci réew mi. ci avril 2016 Imam Aliou Ndao ak ñañ ca joxoñ baaraamu tuuma ñu doon leen topp ngir apologie terrorisme acte terrorisme ak itam association de malfaiteurs ñu yóbbu leen fa mbaxana doonee benn ngir àtte leen. waaye ñetti at après ci atum 2018 moom Imam Aliou Ndao tuuma yooyu yépp ñu tegoon ci ndoddam ñu dal di koy neenal lenn rek lañ ko doon toppee tëj ko ci benn weeru kaso ak sursis ndax pistolet ak bal yi nga xamante ne fekkoon nañ ko ci këram bañ koy jàpp ci atum 2015. ba mu génnee ca kaso gi nag ba léegi moom Imam Aliou Ndao ca la mu nekkoon la daal di dellu maanaam yeggali mission nee na bi ko suñu borom tracel jàngale alxuraan topp itam ay digleem. waaye ba jamono yi ñu weesu nag wér-gu-yaramam daanaka dafa sutante woon ñu yóbbu ko ca hôpital Fann foofee sax lañ ko téye woon wante tey jii suñu borom mujj def li gën ci moom. di ñaan sunu borom jéggal ko te xaaree ko aljana yi gën a kawe. du ñàkk ñu dellu si waat ci yeneen xibaar ci suñu yeneen jotaay. ñu wax ci wàllu mbënn mi rawatina ca Joal nekk ci département bu Mbour foofu booy xool lu toll ci téeméeru kër ndax ma bari na fa loolu mu mën a jural askan wi ay loraange lu ci mel ni ay feebar. service d'hygiène dem foofu noonu ngir wis fa ay pompe ngir rey lépp lu nekk ci ndox mi mën a lor askan wi. ñu déglu ci loolu capitaine Idrissa Ndiaye moom moo jiite service d'hygiène ba ca Thiès ci micro Abdourahmane Diallo ak Mamadou Guèye. ndox mi moo ngi fii ci commune de Joal ci yenn quartier yi moo ngi fi demul donc am na kër yoo xam ne aussi am na ndox donc ndox moomu nag surtout bu jógee ci wàllum taw yi gis nañu que am na ñeenti gàllankoor yu mu mën a andil askan bi bu fekkee dañ ko xayma ci wàllum wér-gu-yaram donc bu njëkk ba mooy que maanaam ndox mi dañuy gis que ni mun na jaxasoo ak ndox yi nga xam ne ci fosse yi lañ nekk wala bu fekkee réseau d'égout dafa nekk ci biir dëkk bi ak li ñuy wax ay mbalit. donc su ko defee am na yenn xeetu jàngoro yoo xam ne mun na jóge foofu léeg-léeg lu ñu mën a nemmeeku bu ñu xaymaa ci wàllum wér-gu-yaram mooy ndox mi dafa nekk ay bërëb te demul donc bu boobaa nag da ngay gis que ni yenn xeetu yooyu vraiment dañuy yokkul bu baax a baax ci gox bi. lu ñu nemmeeku aussi ci wàllum surtout wér-gu-yaram mooy que xale yi ñoo ngi jéggi ndox yi mag yi ñoo ngi jéggi ndox yi donc moo tax am na yenn xeetu feebar yoo xam ne moom moo deri nit ki ñoo ànd day gis que ni ci bërëb yooyu aussi vraiment dina gën a yokk. léegi nag lu gën a particulier nag ci Joal mooy que ñoom ndoxu teen yi dañ ko bëgg lool donc mais ak taw bi nii mun na am ndoxu teen yooyu aussi mu surchargé wu. donc loolu moo tax service d'hygiène ba mu xoolee loolu mu ne léegi dana def ay pexe yoo xam ni dafay fexe ba benn doomu jàngoro jógee ci bërëb bii pour bañ a lor askan bi. donc loolu moo tax ñu tàmbalee lu gën a am solo mooy jox leen li ñuy wax ay kit d'hygiène nga xam ne ay saabu la ay eau de javel pour que ñoom ñu mën a gën a faratal set bi ci biir kër yi. ñi dëkk ci lu soriwul dara usine bu CSS di compagnie sucrière sénégalaise ba ca Richard Toll ñoom nee nañu bruit bi moom moo leen la jël 8 yàgg nañ ko ñaxtu. directeur ressources humaines moom mi ngi tontu nag ci li askan wi di ñaxtu mu cay dolli ni responsable usine bi jël nañu bépp matukaay ngir fexe ba loolu di leen sonal muy bruit bi mu dakk. Assane Ndiaye lay wuyoo ñu déglu ko ci micro Ousseynou Diop. waaw mais entreprise moo nuisance sonore ñoo ànd ñi nga xam ne mooy population riveraine ñi nga xam ne wax nañu ay nuisance sonore yu ñuy dund nous nous sommes déplacés à la DRH dem toog waxtaan ak kilifa yi ñu jël ci tamit ay matuwaay technique yoo xam ne ñu ngi koy def
pour xool naka la ñuy fexe ba bruit boobu usine bi di dégager mu wàññee ko ba population yi bu ñu tëddee ñu mën a nelaw te du leen yàqal dara ñu fexe loolu ba ñu population yi mën a nelaw te du leen yàqal dara donc ñi ngi ci te bi ñu fa demee visite war na toll ci 3 semaines dama ne leen woon feegu weer dinaa fi ñëwaat déglul sama nopp ak délégation bi ñu àndal ngeen déglu ñu apprécier bu ñu apprécier gis ne bruit bi ba léegi dayo bi mi ngi xaw a ñu jëlaat yeneen pexe di ko def mais notre état d'esprit c'est dëkk ak suñu dëkkandoo yi ci dëkkin bu rafet bu gën a. ñu ngi ci waajtaayu màggalu Touba alxamis gannaaw suba bi ci topp la muy fukki fan ak juróom ci weeru septembre ministre bi ñu dénk wàllum jënd beeg jaay bi moom mi ngi dalal xel yi am na réunion bu mu amaloon ca Diamniadio ngir def ab taxaw seetlu ci marché beeg lépp lu ñuy soxla rawatina pombiteer bi moom Aminata Assome Diatta muy wax ay service am ñu jël 4 junniy tonnes ya nekk ca port autonome bu Dakaaru ñu sotti ko ci marché bi importateurs yi itam am nañu yeneen 4 junniy tonnes yu ñu war a téye ngir bu xawee manqué as tuut ñu mën ko cee sotti ci marché bi moom ministre bi di ñaan tamit jaaykat yi ñu wàccoo ak njëg yi ñu tëral moom Aminata Assome Diatta di ministre bi ñu dénk wàllum commerce ci micro Abdou Diouf Diagne ak Ahmadou Bamba Samb. Parce que bu ñu waxee ni déjà notre consommation en temps normal en pomme de terre mu ngi tourner autour de 10 000 tonnes par mois ñu gis ni stock bi nekk Sénégal mu ngi nekk 5 000 tonnes et encore faudrait-il savoir stock boobu est-ce que dara jógu fa kon 4 000 tonnes yi nekk fii même bu ñu ko boole woon stock boobu du doy sax pour mois bi consommation normale à plus forte raison bu ñu nekkee ci moment de très grande consommation donc pomme de terre boobu war na fa jóg le plus rapidement possible mais aussi amaat leen un autre stock de 4 000 tonnes de régulation man boobu laay considérer ni boobu mooy stock de régulation mais pas les 4 000 tonnes qui sont au port 4 000 tonnes yooyu moom il faut les libérer mu dugg ci marché bi. dañuy ñaan commerçants yi aussi c'est difficile. et on est dans un moment boo xamante ne dafa sensible xam nañu vraiment aussi ampleur màggal bi kon dañuy dimbalante. ñu dem fële ca région bu Fatick rawatina ca commune bu Ndiob foofu am na lu toll ci 10 junni ak benn ci ay garab yu ñu jëmbat ngir fexe ba garab yi ñu gisatul foofu ñu dekkiwaatal leen am na kon campagne bu ñuy amal foofule ngir alam bi ak kéew mi kilifa yi ngànk mairie bi foofu ñoom ñoo def lu ni mel directeur général agence sénégalaise bu reforestation maanaam jëmbataat ak grande muraille verte mi ñëwoon ci ndorteelu seen cérémonie boobu ñu doon def nee na dinañ amal campagne bu mag a mag bu ñu am ngir jëmbat ay garab yu ñuy jëfandikoo ci réew mi yëpp Aminata Goudiaby ak Abdou Karim Bey. Ndiob doon ab commune bu verte nekk na loo xam ni waa mairie bi yàgg nañ di ko wax ñoom nag li nga xam ni moom moo jëm ci aar gàncax gi fës na loolu ci li nga xam ni moom mooy seen programme quinzaine environnementale bi nga xam ni moom la ñu lancé foofee ca seen dëkk ba nee ñu li ko tax a jóg rek mooy indiwaat garab yi nga xam ni ñoom ñoo réer ci àll yi nga xam ni ñoom ñoo nekkee ca seen commune boobu lay ren am nañu objectif ci suñu quinzaine de reboisement ba nga xamante ne tey lañ ko tàmbali nar nañ cee jëmbat 10 junni garab ak juróom-ñeenti téeméer ak juróom fukki garab ci la ñuy jëmbat ci biir kër yi moom la ñuy jëmbat ci jardin yi mais aussi am nay garab ombragé yi nga xamante ne dañ koy tabax ci école bi ci service public yi fépp poste de santé yi muy 10 junni garab ak juróom-ñeenti téeméer ak juróom fukki garab tabax nañu lu mot 2 junni ak juróom fukk garab fii ci axe routier bi. garab yi nga xam ni moom la ñu jëmbat nag yu ci ëpp ay garabu fruits la directeur général bu agence sénégalaise de la reforestation et de la grande muraille verte di ko rafetlu Omar Abdoulaye Ba di wax ni sax reboisement yi daañu ko def ci région yi nga xam ni ñoom ñoo nekk ci Sénégal yëpp. ci région yi tamit y a Ziguinchor y a les départements Oussouye y a Mbirkilane ñu ngi ci département Tamba ñu ngi ci Bakel ñu ngi ci Goudiri ñu ngi ci Matam Podor et cetera Louga. pépinière yi nga xam ni ñoom ñoo nekk ci dëkk yu bëri ci réew mi fi mu ne seen capacité de production dafa yokk garab yi ñu fa am fi mu ne dafa yokk ndaw ñu bëri yi nga xam ne ñoom la ñu jël ci programme bi ñuy woowee xëyu ndaw ñi dañ leen a tas ci réew mi ngir rek ñuy def reboisement bu ni mel. waaw Eaux et Forêts ak xëyu ndaw yi ñu ngi def liggéey bu am solo parce que boo xoolee xëyu ndaw yi ren lu ñu am ci production pépinière bu nekk multiplier nañ ko par 5 6 ba 10
te ñu am suñu capacité ren tamit am nañu 10 000 personnes yoo xam ne mun nañu wàcc si terrain bi jëmbat ay garab 10 000 personnes ku nekk bu jëmbat juste 10 garab par jour rek 100 000 garab la par jour boo ko defee ci weer bi di nga am record Sénégal. Directeur général bu agence sénégalaise de la réforestation et de la grande muraille verte di wax ne laañu xaatim ab convention seen digg ak groupement de femmes yi nekkee ci commune bu Ndiop ngir rek ñu gën a mën a saytu te itam di xool garab yi nga xam ne moom la ñu jëmbat. ca région boobu ba léegi ca beneen commune muy Passy ka fa nekkoon maire mi ngi tontu ci tuuma yi ka ko fa wuutu teg ci kawam ndax maire bu bees ba ci semaine bi la weesu dafa ne maire ba fa nekkoon dafa saax-saaxi suuf sa fa nekk ak koppar ga moom nag Adama Cissé di ancien maire bi weddi na ko ba mu seet wicc moom nee na ba muy dem sax ca kees ya bàyyi na fa daanaka lu toll ci juróom-ñeent fukk ak ñetti millions ci sunu ay koppar Adama Cissé nekkoon maire bu Passy la ñuy déglu ci micro Aminata Goudiaby. boo gisee nit bu yore terrain da ngay vérifier ce qu'on appelle l'origine de propriété kayit yu wër la mënuma ko may sama bopp signé lu ma ko sama bopp signature domaine moo ci nekk te kenn mënu ko di këru Passy yi ñu am fii kër yu mag la 40 mètres sur 40 mètres la 40 mètres sur 40 mètres léegi 4 parcelles la donc boo amee 13 parcelles amoo lu bëri pour junju leen rek tuuti ci li nga xamante ni ay sos la lii nga xam ne moom laa gën a jàpp ne mooy sunu réussite ci bi ñu toogee ci maire bi mooy liggéey bi nga xam ne def nañ ko ci foncier wu Passy ndax bi ñuy dugg si Passy fii wax dëgg yàlla suuf si ñu fi fekk jaxasoo woon na waxuma ne nag ñun ci sunu lotissement defuñu ci erreur buñ ci def ñun boo ñëwee ñu teg la ci yoon bi doublon bu ci am boo ñëwee ñu teg la ci yoon bi parce que nag ni ñuy liggéeyee fii ci biir mairie de Passy liggéeyuñu ak ay outils informatiques avec des logiciels parce que c'est une petite commune lotissement bi ñu def fii ñun lotissement bu ko gën a baax ci région de Fatick ba Fatick di Fatick ba léegi amul ñun waxuñu ko ministre bi moo ko wax moom moo ñëw di def CRD à Fatick fii ci région bi ñaari lotissement laa fi gis yu baax yu jaar yoon bu Passy ak bu Jaxaaw cadre unitaire bi dajale délégué de quartier yi nekk ca Pikine ñu ngi waajal bu baax a baax conseil régional bu délégué de quartier yi nekk fii ci Ndakaaru am na ndaje bu ñu amaloon ca Pikine Nord ngir waajal loolu bu baax a baax ñu wax itam ci seen i jafe-jafe ak seen i mbëbët bokk na ci ñu xoolaat taxawaay maanaam statut bu délégué de quartier ak anam yi ñuy liggéeyee El Hadj Lamine Diop moom mooy secrétaire général cadre unitaire délégué quartier yu Pikine ñu déglu ko ci micro Abdoulaye Anne. ci wàllu état bi nag li nga xam ni mooy sunu tawat leen rek te bind nañ ko président de la république mooy demander ko la revalorisation du rôle du délégué de quartier demander ko un nouveau statut qui consigne de manière formelle nos prérogatives et nos fonctions lii rek la ñuy laaj ñu leneen laaj ñu xaalis laaj ñu leneen nañ ñu jàppale revaloriser sunuy rôle permettre ñu mën a am ay séminaire de formation de renforcement de capacité pour être en phase avec l'acte de la décentralisation jouer pleinement suñu rôle mais da ngay gis maire boo xam ni day liggéey dans sa commune mais il n'implique jamais les délégués de quartier dans ce qu'il fait et la première station de proximité dans la décentralisation c'est le quartier kon quartier bi mënoo ko tëb chef de quartier bi mënuloo ko tëb di liggéey ak association de base te jaaruloo ci moom ndax délégué de quartier boobu fa représenté maire représenté fa état population yi ñoo ko jox légitimité état jox ko légalité kon war nga mën a liggéey ak moom. ci wàllum cosaan ak aada Halima Gadji miin ngeen turam wala kanamam bu baax a baax ndax dafay jouer ay série muy fii Sénégal wala biti réew lu ci mel ni Côte d'Ivoire moom nee na am na benn xeex bu muy def muy ñiy boddi ay tout tànk yi dund ak handicap bu mu mënti doon ci école yenn saa yi ñu leen di mettital ba muy jur ay jafe-jafe ci seen wàllum xel moom di ab star bu cinéma ne lu ni mel dund na ko ba mu nekkee xale ci école am looloo waral yenn saa yi muy am ay jafe-jafe sax ak ay dépression. jamono ji mi ngi def promotion ab série bu bees bu Canal Plus di jàllale muy le futur état nu Halima Gadji moo doon ganu Infos Matin ci micro Chérif Dia. li may gën a xeex mooy jàngoro yi xel mi mën a jàngonteel ak stigmatisation ci milieu scolaire mooy xale yi am laago xale yi nga xam ne ils sont problème mu jàng. donc ñu leen di stigmatiser di leen dund loolu lu métti te amuñu ku leen défendre. ci dund mooy bi may nekk xale mën naa wax ne école sama cursus scolaire li ma ci dund métti na métti boo xam ne daf ma def feebaru santé mentale parce que ci ca laa déggee wax yu jéggi dayoor ci sama handicap
sama ñàkk bañ a jàng ma dem ba am benn manque de confiance en moi mais xeex naa ko ba fi may wax ak yéen maa ngi sant yàlla bu baax parce que jot naa réaliser sama rêve te je vis bien. Les problèmes de dépression aujourd'hui je vais bien, je ne me plains plus. ginnaaw ci saan ak aada ñu wax ci tàggat yaram football rawatina ak coupe du monde trophée bi mi ngi ci Sénégal egsi na tey jële ci suba ànd ak ambassadeur bu FIFA di David Trezeguet ancien international français nekkoon champion du monde ci 1998 Mamadou Ndiaye. roppalaan bi indi coupe du monde bi ñu brandil ko ak sponsor bi di Coca-Cola mi ngi yegsi ci aéroport bu Diass ci bu 9h30 jotee ci suba si tey jii ci talaata bi mu nekk nag yegg si trophée coupe du monde bi nga xamante ni daanaka mi ngi wër Afrique ñu duppee ko trophée tour mu yegg si nag ci teewaayu anciens internationaux yi yenn yi tamit ñi nga xamante ni ay ambassadeurs yu waa FIFA lañu rawatina français bii di David Trezeguet moom sax d'ailleurs nekkoon fii champion du monde ci atum 1998 ak équipe bu France. trophée coupe du monde bi nag fas yéene nañ ko jébbal président de la république. ci ab cérémonie bu am solo boo xamante ni daanaka ñu bari dinañ ko teewe ci kanamu yi tamit ministre des sports bi nga xamante ni moo tatagal daal di teeru trophée tour bi di trophée coupe du monde bi ñi ngi ko fas yéene présenté président de la république ci àllarba ji balaa moo delluwaat di wër yeneen i dëkk ci tundu Afrique bi. di fàttali ne coupe du monde bi ñi ngi ko jàpp ci weeru novembre ak décembre bi ñu jëm fële ca Qatar Sénégal fas yéene cee bokk ak yeneen i ñeenti dëkk Afrique yoo xamante ni. jot nañ ni dinañ am taxawaay bu am solo fële ca Qatar. jërëjëf Mamadou Ndiaye dañuy jàll ci ponk bu mujj muy yëglekaay yi li ñu xëyee tey ak El Hadj Assane Gueye. ab ngiro di blocage ci assemblée nationale mënut a ñàkk observateur xëy waxee ni ndax dafa jàpp ne xeetu wàññi nag xayma wi nu séddale membre yu bureau assemblée boobee moo nar a ñëw la jël mbir ya ci Vox Populi professeur Ibou Sané moom déséquilibre la gis jëmee ci waa Yewwi Wàllu ndax mu ne président assemblée bu fekkee ñoom Yewwi Wàllu taxawal nañ fa juróomi groupe parlementaire yi ñenn ñi ne moom la ñu fa nas dinañ ko jël otage boobee président assemblée ndax su dee président bu néewle ay ñooñ ca bureau ba naka noonu ci conférence des présidents président kan ngay doon su boobaa ndax boobu toogaay di nga ci ne à l'aise jigéen ñi ñoom takkaat sérieux amal cong gi ci biir assemblée boobee ndax enquête nee na donte juróom-ñaar fukk ak ñetti toogu la nu fa am seeni gët fa mu tegu yépp mooy ca toogu président assemblée jigéen jël ka président réseau sigil jigéen ñi jiitu ca xeex ba ak yootu gi moom soxna Safiatou Diop ne mësuñoo ni jegee nag mbir mi di ndam li ñoom jigéen ñi seen càmmiñ président Macky Sall Direct News jàpp ne ku may wul faaw mu taxawal moom gouvernement bu mu ubbi li buntam opposition bi ndax résultat yi tukkee ci wote yi député yi nu fi doon amal mayetu ko mu def la ko neex ci wàllu politique yéenekaay bi gis ne les war a jàngee tukkee ci yooyu mbañ gàcce mooy askanu bëgg gouvernement bennoo ci réew mi yépp wala boog bu nu yaatal ca sax ñu ne bu tàllalee loxo opposition bi rawatina waa intercoalition bi bu nu ko lànkale it moom président du ko ca teree rafet source a xëyee la mu jàppee plan bu waa PDS ndax ci njëlbeen sax ñu ne parti démocratique sénégalais xërul woon lool ci lëngoog waa Yewwi Askan Wi ndax Karim Wade dama ci doon naatable ginnaaw bi mu gisulee turam ci liste yi ci Ousmane Sonko nekkoon ca moom bëggula dooleel beneen candidat ak présidentiel yi nu dëgmal yéene kaay bi ñëw nag ci ndiglay Karim Wade jëm ci waa wàllu ngir taxawaluk seen groupe parlementaire yéene kaay bi di tribune xëyee la mu tuddee fu xalem suufu homme d'affaires yenn ci Sénégal ak nguur gi ak benn pàcc suuf bu université Cheikh Anta Diop bu ñu ne dañu ko daal di jaay mooy fa fareek école supérieure économie appliquée Bougane Gueye Dany ci yéene kaay bi ne nañu taxaw nag takku sawe li des ci suufas université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru wàllu sawe waaye bi yoonu bakkan Malick Cissé ñu gën ko xam ci moor di borom këru soxna Doura Diallo mi faatu ci jamono ñu doon mucc ci diwaanu Kédougou ci libération mu nga ci naan kër docteur ñoo faat doom ja ndax ba muy ñëw ñëwaale na bakkan audit di gëstoog jàngate ministère de la santé yi nu amal nag moom la mu ko jàppe mooy taxañub kàcc rek ndax mu ne benn wàll kese la ñu déglu mu ne juumte am na yàq nañu àddinaam teg ci menacé ak manipuler ñoom waa kër docteur naan dañuy grève ñu des ak libération mi gis ne yokkute njëg yi nag yéeme na raklu na jamono yi Sénégal boo xaajee atum 2022 ñeenti xaaju ñetti weer ci ñaareelu xaaj ba njëg yokku na fi téeméer yoo jël juróom-ñaari yu tegal borom kër yi sëngéem dépense yi métti lool ngir biir yi def dara ci njaboot gi ñu naan déetawaay courant bi ñëw gën a yokk njaaxle mi ndax ci téeméer yoo jël juróom fukk ak juróom-ñetti borom kër yenu déglu yépp nee nañ ñoom seen ñaari dernière facture courant yi dafay yokk lool bés bi le jour moom xëyee gox yi borom barke yi ci Ndakaaru fu ci mel ni Point E Almadies 1 2 taar wañ leen doon xoymet ak it ñaawaay gënu fay dund jamono yeeki inondation cadre de vie bu yàqu jumtukaayu ràpp ci gàttal gox la yoo xam ne tur yu rëyee rek a fa des ndox yu bari yi nag tàngoor week tëridik jaww ji di changement climatique yi président Macky Sall ci Le Soleil mel ni ku ci naan Afrique moom keccet ko ci de ndax ba ñu tegoo ci yoonu bañ a posé ne jaww ji yàgg na ndax fekk kay ñoo ci gën a dee waral président Sall yi sàkk
sàkku ci partenaire Afrique yi ñu baral jéego yi ngir taxawu gi. lamb ji sunu lamb xëy di defal xayma waa écurie Lansar fukk ak juróom-ñaari victoire juróom-ñeenti défaite benn sans verdict yéene kaay bi ne Lansar a ngay dëgërlu di def résistance Siteu ñu ne mu ngi xaar Papa Sow waaye Nes Fëgala Super Étoile ñoom ne mes ca États-Unis Tidiane Faye di Brigade Take Abou Yassé fils de Max yéene kaay bi jàpp ne ñooy déception yi ba tey ak sunu lamb ñu jàng ca ne Bombardier Tapha Tine tey la seen face à face bu njëkk combat bi diggante Bombardier ak Tapha Tine fukki fan ak ñaar ci weeru février 2023 lañu koy sëgg bëre incha allah. jërëjëf El Hadj Assane Gueye yéen itam sant leen gërëm leen ci ànd beeg télévision Futurs Médias rédaction bi di leen dig daje ngoon à partir de 19h incha allah ci kanam tuuti ñu bàyyi leen ak Pape Cheikh Diallo ci pàcc bu mujj bu midi plus ñu yendu ak jàmm jërë ngeen jëf.